Radio Afia FM ci lëkkaloom ak union des radios associations et communautaires di URAC ak organisation internationale pour les migrations OIM ñoo leen di jagleel bile émission jëm ci campagne bi ñeel xeex tukki bu jaarul ci yoon ñu duppee ko kaddu tukkikat altine yi lay doon bu 20h jotee jàpp 21h30 ci seen rajo Afia FM 93.0 mën ngeen participer. jërë ngeen jëf mbokk auditeur rajo Afia FM comme ni ñu koy defee altine bu jot ñu ànd ak yéen ci seen émission bii di migration nga xamante ne rek dañ ci waxtaane lépp lu takku ci wàllu woowu noonu rawatina jafe-jafe yi nga xamante ne yenn ci ay doomu Sénégal ña ngi koy am te leer na yóbbuwu leen ko rek ngir bëgg tukki boo xamante nag li ci ëpp du dee jaar ci yoon. tey nag ngir waxtaanee naka la ñuy def ba daal di organiser ak yan matuwaay lañ mën a jël ba ñi nga xamante ni ñoom ñoo fi jógee ci naka du sulul noonu mën a dellu siwaat ci suñu réew mi daal di wéyandil li nga xamante ni mooy liggéey bu ñu war a amal ci seen réew. loolu moo waral ñu dajale fi tey waa direction sénégalaise de l'extérieur ki leen fi teewal di Cissé ak kii di Big Maxu moom di migrant koo xamante ne moom it xam na luy migration irrégulière di saf wante aussi dinañ ci jokkoo ak ki nga xamante ne mooy Nourou Dia nekkal fii organisation internationale bi di yëngu ci wàllu migration wante aussi ki fi teewal journalistes yi jiite association journalistes yi pour la migration ak la sécurité di Daouda Baya donc ñoom la ñuy dalal tey ci seen émission migration laata rek ñuy commencé xam naa di baalu ak askan bi nga xamante ñu ngi ñuy faral di déglu ci tabaski gi ñu jógee di leen baal ak di ñaan yàlla baal ñu moom mi nga xamante nag moom moo aajo sax ñu koy baalu ci noonu rek dañuy dugal ñi nga xamante ñoom ñooy suñuy invité ñu dooree ko ak monsieur Cissé monsieur Cissé nuyu nañ la. maa ngi leen di fay di leen gërëm di leen sant di baalu ak comme niñ ko defee ci tabaski bi ñaan yàlla baal ñu ngi leen di baalu ak tamit ci tabaski bi ñu jógee jërëjëf. voilà Baya. waaw maa ngi leen di gërëm. di nuyu auditeurs yi ñuy déglu voilà Nourou. voilà donc di baalu ak effectivement ñi nga xam ne ñoo ñu déglu di leen baalu ak voilà donc di ñaan rek émission bi ñi di am débat bi mu am njëriñ. pour ñi nga xam ne ñoom ñoo ñuy déglu. voilà Big. salaamaaleykum. maa ngi nuyu yow mi ñu invité di nuyu auditeurs yi ñuy déglu yëpp. di leen baalu ak di leen baalu ak ci tabaski bi. di ñaan yàlla dugg ci émission bi. bismillaahi rahmaani rahiim. voilà ci Big yow max wala ñu commencé sax waxtaan bi ci yow la ñuy commencé waxtaan bi ngir rek voilà nga xaw ñu waxal tuuti ci wàllu migration irrégulière bi ak. li nga xamante ne yow moom nga dund bi nga demee fa nga xamante ne mooy xam naa ne mën nañu ko tuddee bitim réew ndax nekkuloon Sénégal. bon asalaamaaleykum. man maa ngi tudd Matar Ndiaye. ñu may wax Big Maxu Jolof artiste rappeur. ex candidat de l'immigration irrégulière. donc pour ma wax la tuuti sama parcours. dama bokkoon ci benn tournée mooy tournée vacances citoyennes 2016. ànd ak ministre Mame Mbaye Niang ak Youssou Ndour. joué sama dëkk Linguère. ñoom ñoo doon ñëw Linguère sama dëkk. léegi bu ñu ñëwee artistes locaux yi dañu war a joué. léegi bi ma joué en tant que artiste locaux après bi ma joué gars yi apprécié sama prestation. ñu yóbbaale ma joué ak ñoom Saint-Louis. jógee Saint-Louis dem ak ñoom Grand Théâtre ba ci collectif bi Monument de la Renaissance. bi ma joué foofu ba pare ak foule bi ni mu doon wéyoo sama prestation yooyu. mu am benn producteur boo xam nigérien la. bi ma wàccee ñu waxtaan bon mu gis ne sama prestation dafa nice affaire yooyu ñu waxtaan contrat moral que ne. moom dafa am benn label Nigéria. donc dafa soxla ay jeunes fii ay Afrique yu mu war a boole collectif. pour def benn production boo xam ne c'est au niveau international. ñu waxtaan si ma woo ñi ma war a woo waxtaan ak ñi ma war a waxtaan ak bon ma jël décision dem ak moom. ñu ngi waroon a jaar Mali jël fa ay jeunes Burkina après dem Niger. bi ñu demee ba Mali sama waxtaan ak moom mu woroo. bi mu woroo amatuma confiance gisatuma li ma doy ma ne damay ñibbi si Sénégal. donc bi ma ñëwee ba ci garage Sénégal bi war a ñibbi si Sénégal. ma gis fa nag ay nit yu baree bare ay jeunes africains ay góor ay jigéen ay mag ay ndaw. ni ñu baree ci garage bi nag jaaxal ma quoi ak ni ñu tëddee ñii tilim xam nga ñii sonn affaire yooyu. ma laajte ñu ne ma ñii Italie lañ jëm.
lañ jëm. waaw Italie lañ jëm. ma ne waaw comment ça fait ñii nan la ñuy demee Italie fii départ pour Italie ñu ne ma waaw yoonu suuf la fii ngay jaar Burkina Niger dem Libye après affaire yooyu noonu quoi. léegi bon si lañ ma wone passeurs yi nga xam ne ñoom ñooy yóbbu gars yi. da ngay dem nag fekk leen ñu def ay Ganela wala ay Getzner ay mbasin yu riis teg ay téléphones yu 700 000. donc yow ñii doo leen yaakaar ñoo xam ne ay dóorkatu marto lañ. donc ak niñ lay discours bi ñu lay tenir discours boobu tamit dafay nax ay milliers de sénégalais. lëndëmal seen bët. duñ leen leeral li nga xam ne moo nekk ci yoon bi. dañ naan la rek dañ lay dugal bus tranquillement ba nga yegg Niger. après foofu ñu dugal ay 4x4 tranquillement après boo yeggee li bi ñu dugal la bateau nga dem Italie. am na ñoo xam ne sax dañ naan la boo yeggee foofu ci centre bi am nañ ay nit yu lay jël si foofu wutal la liggéey. donc discours bi ñuy tenir ak ñoom seen melokaan ak yooyu. donc yow doo gis ne noonu la demee quoi. ba pare ñi nga xam ne say morom yi nga xam ne ñoo fa nekk bëgg nañ dem ba dem boo xam ne ñoom tamit bu ñu la gisee dañ lay convaincre sax yow dañuy mel ni dañuy ay passeur pour rek seen li ñu soxla collectif bi ñu soxla. ñu am ko pour départ teel a am. donc ci biir loolu noonu ci laa dalee ci pièce boobu noonu ma bokk si ñuy convaincre ñi. après moo waxtaan ak waa ji maa ngi fay benn somme 700 000 pour war a dem ba Italie. donc nag ci départ bi après foofu noonu toog nañ fa 2 semaines pour am nombre bi gars yi soxla. biir Mali. am na ñoo xam ne sax dañu fay toog ay 6 mois ñi ay 1 an parce que am na Gambien yoo xam ne dañu ñëw ba Mali. seen xaalis jeex ñu war a toog pour seen parents yi envoyé leen war a di woo seeni mag ak yooyu noonu. ñu fay toog ñii dañuy mujj dem di liggéey ay maçon ñii liggéey yeneen liggéey am na ñoo xam ne sax dañ fay def naka su dul noonu bañ jàpp leen. donc foofu noonu après ba ñuy départ bis boo xam ne 60 places la war a def. ba ñuy départ ñun bis bi mi ngi nekk 90 places. ah bon waaw dañ ko surchargé 90 places foofu la affaire bi commencé. donc ñu départ. boo déparé check point boo dem check point la koy gars yi di wax foofu check point moom maanaam policiers yi fi ñuy taxaw. fi ñuy taxaw di contrôler affaire yooyu. policiers yi diggante lu ko dalee Sénégal. ba Agadez sax laay wax. ba Agadez. xam nañ ne ñii dañuy dem ci yoon boo xam dafa illégal. dañ leen a war a tere dañ leen a war a aaye. mais du ñu def loolu ñoom dañuy business ci yoon bi. business bi ñuy business ci yoon bi mooy check point boo comme ça mën naa ne fii ba Libye. mën nga dal ci ay 15 mën nga dal ci ay 20 check point genre. léegi nag bis bi fu mu ci toll. dañuy wàcc nit ñëpp. góor ñi ñu ràngale leen nii. jigéen ñu ràngale leen nii. am na ñoo xam ne 10 000 la ñuy laaj ñii 15 000 ñii 20 000 ba 25 000. lu leen neex rek la ñuy laaj. donc dañ naan la boo amee ñu bàyyi la nga yéeg ci oto bi dem boo amul nag ñu wàcce la. donc ñun avant ñuy yegg Niger Niamey capitale Niger. ñi ngi nekkoon 90 mais moins de 50 personnes lañ nekk avant ñu yegg. parce que ñu amul ñëpp dañ leen a wàcce ci yoon bi. donc ñi amul ñëpp comme que dañ leen a wàcce ci yoon bi ñi nga xam ne amuñu dañ leen di jàpp di leen torturer di leen dóor di xool ndax nëbbuñ seen xaalis quelque part wala affaire yooyu buñ demee ba gisuñu dara nag si lañ leen di door a wàcce bus bi dem 90 laa la wax lañ déparé Mali avant ñuy yegg Niamey matutuñ 50 personnes si bus bi léegi ñooñu di ay jeunes yoo xam ne yoratuñu xaalis bi ñu jëndee lekk yoratuñu xaalis bi ñu jëndee naan sori nañu seen dëkk xamatuñ fa dara léegi ci àll boobu noonu ñu leen wàccee lan la ñuy mujjee man ba léegi question boobu laay posé donc loolu benn la ci li ma lay wax ci torture yeeg affaire yooyu noonu donc nga dem ba Agadez foofu da ngay gis nit ñi dañuy feebar bay génn àdduna da ngay gis nit ñi foofu lañ leen di commencé di jàpp sax Agadez ci boppam gars yi dañuy commencé di jàpp man jamono yi ma période yi ma fay nekk da ngay gis dañuy commencé di nit boo génnee rek ñu jàpp la wala affaire yooyu noonu donc foofu noonu tamit dañuy daje fi ñu naan connexion heure départ bu waree am 4x4 bi nga xam ne ci ginnaaw mënut a def 10 personnes dañ fay boole lu mat 25 personnes tàncaloo leen 25 personnes da ngay gis ñoo xam ne avant ñu yegg dañuy am problème mu tànk wala affaire yooyu te booy départ Agadez sa coxeur daf naan la ci yoon bi chauffeur yi luñ la munti def wala luñ la munti wax muñal parce que boo defee réaction mën nañ la rey policiers yi dañuy yor arme dañuy yor fetal donc da ngay gis koo xam ne dañ koy dóor ci yoon bi ba mujj génn àdduna wala nga gis koo xam ne day daanu ci yoon bi oto bi parce que daw yi ñuy daw dafa fort da ngay gis koo xam ne day daanu dootul am njëriñ da ngay xam foofu lañ koy bàyyi mais da ngay xam ne quelque temps après day faatu ñoo xam ne dañuy xiif dañuy mar bay génn àdduna ñoo xam ne feebar man mii sama chanson way bi ma woy stop immigration irrégulière am naa sama benn xarit boo xam ne mi ngi tudd Laay ci sama loxo yi la génnee àdduna ci diggu désert bi
tu vois donc nga dem yoon bi yëpp loolu moo ci am xiif mar sonn wala coupeur de route yi. mais laay moomu noonu waa Linguère la comme yow. wala Mali ngeen xamante non Mali la ñu xamante mais waa Louga la. donc waa Louga la am na ay message yoo xam ne sax bàyyi na ma ko avant muy faatu xam naa dañ ci gën a xuus ci biir émission bi. donc nga dem ba Libi tamit nga gis ay jigéen ñoo xam ne dañuy dem ba dañuy jeexal amatuñu lu ñu fayee pour jàll nga gis dañuy mujj di jaay seen bopp. nu ñuy jaayee seen bopp gars yi dañ leen di jël dugal leen ci benn néeg naar yi wala muy ñi nga xam ne sax ci yoon bi lañ nekk bëgg a migré ji bëgg a yegg ku ñëw joxe sa xaalis def li ngay def dem te xaalis boobu loolu noonu jaay sa bopp boobu da nga koy def par force parce que mooy tax ngay dund mooy tax ngay nekk wala mooy tax nga mën jàll. ak yeneen i tentation yoo xam ne dafa doy waar te boo xasee ba jóg ba départ boo xasee weesu Agadez yow mënatoo wax ma sax Agadez boo rombee Mali rek mënatoo wàññeeku dem rek ngay mën parce que dootoo am sax boobu même boo bëggee wàññeeku sax dootoo am moyen yu lay indi parce que fay nga pour ba yegg ba pare amatoo moyen yu lay indi amatoo day doy waar moo tax naar yi am na ñoo xam dañ leen di kidnappé comme ça ma jàpp la yow man naar laa ma jàpp la tëj la sama néeg di la dóor di la masse courant di la jox téléphone ngay woo say parents pour ñu envoyé 300 000 500 000 sa parent mën na ma envoyé ma bàyyi la mën na ma envoyé ma téewaat la continuer waat massacre yooyu pour keneen ak keneen envoyé donc moo tax may poser question ma ne ndax immigration irrégulière bi est-ce que solution la parce que yow da ngay jógee sa kër nga ne sama famille dañoo xiif wala dañoo mar wala dañoo sonn nga dem immigré ji dem dee ci yoon bi boobu mooy pertement bu gën a mag bi nga dem ñu jàpp la tëj la di santage sa waa kër sa yaay jaay takkaay yi mu amoon dem ba sa papa jaay kër ga wala jaay leneen ak leneen envoyé la ko pour nga mën a libre donc yow yaakaar naa économie boobu ak am boobu noonu boobu yow yaa ngi koy gën a rey waaw dinañu dellu si waat ci Big Makhou di fàttali rek ne moom candidat la woon ci migration irrégulière bi ci loolu xam naa ne damay jox journaliste bi comme ça moom it mu defal ñu benn analyse par rapport ak li mu dégg ci Big Makhou mais aussi naka la yaakaar ne noonu la ñu war a def pour que dëgg ji mooy la vraie information bi askan bi daal di ci yegg. waaw Thierno je pense que vraiment déglu naa avec beaucoup d'intérêt ak émotion vraiment témoignage bi Big Makhou def voilà wax dëgg yàlla képp ku am yëg-yëg vraiment dina am leen lu mu def ci yow daal wax dëgg yàlla donc périple bi ak aventure bi nga nettali nii lu doy waar la ba tax na tey képp koo xam ne xalaatal na bëgg a lancer aussi aventure bi war na mën a dissuader wu. mais malheureusement ce qu'on constate mooy booy yu bëri discours bi dañ koy dégg yàgg nañ ko dégg nga wax mais am na si ñoo xam ne voilà dama xamul lan moo leen jàpp bon loolu peut-être dinañ ci ñëw beneen débat la mais li am ba am moom mooy Thierno sa laaj bi ñun dañu au regard de constat bi au regard de témoignage bi Big Makhou def voilà parce que ñun aussi am nañ ñeneen ñoo xam ne effectivement ñu jege dund li mu dund loolu moo gën a créer déclic ñu samp kuréel bi alors bi ñu ko créé en 2016 bu kuréel bi ëmb uniquement journaliste rek parce que dañ ñëwoon seetlu def benn remarque ni rédaction yi question migratoire bi dañ ko doon traité de manière voilà sporadique question divers de manière voilà donc ba tax na épisodique dañ ko doon kii bu ñëwee bu après fait divers rek lañ ko considéré voilà fait divers la woon voilà te tax ñoo après phénomène 2006 bi bi muy commencé dëgg vraiment gis noonu après mu estompé wu ñun nag 2016 ñu xool man li créé déclic bi dëgg mooy sama benn rak dañu bokk pap kooku aussi Turquie la dem jaarul gaa véhicule parce que avion la jaar mais moom mi ngi doon yor marché Ocass tarangam wax dëgg yàlla ubbil ko wërsëg muy jàngal soriwul mais doon na commerce yàlla wërsëg ko mu affaire bi mercerie la yoroon mu dem mais xëy bés mu ñëw Dakar ma ñëw sama kër mu fëgg ma ne ma nag man de grand mais jaay naa sama place man de am naa nii visa Turquie jënd naa ko 3 millions ñaanal ma semaine prochaine laa war a dem wan tax am naa mini chaîne moom la ko jaay bu fa ko soxlee ma ne ko waaye yow lu tax nga def lii lan moo waral yow yaa ngi doon te am nga jabar ak doom nekk fii lu tax nga jaay mu ne ma non xam nga rek waaw dama bëgg a jàll Europe ne comme Turquie frontière ak Grèce la voilà léegi vraiment xëy na bon comme il m'a mis devant le fait accompli sama sax la fanaan bi muy dem Touba la dëkk léegi mu ne waaw ma ne ko waaw mais man de vraiment mini chaîne bi ma aw ma ci aajo mais wax dëgg yàlla bu doon sama sagloo dem bon mu def li muy def mu dem ma gëj ko dégg mu demee Turquie tak fa nag amul kayit
tag fa def fa 7 ans lu mu dajul amul ñibbisi na gaa mais lu la nekk lu mu la dajul amul sedd bi feebar na fa lu ne fii dem na njabootam daanaka mooy loolu daal xaw a tas affaire boobu bi ma jëmee loolu ma ne vraiment lii du joon ñun nag tas xabaar dañu am benn rôle bu am solo ci société comme ni ngeen ko xamee ñëpp voilà donc ñun ay porteur de message lañ ay leader d'opinion lañ ba tax na tey ñu ne non nañ samp kuréel boo xam ne day réew ay journalistes dont la mission sera uniquement moom mooy sensibiliser maanaam nit ñi nga xam ne ñoo bëgg a dem maanaam waxtaan ak ay parents surtout parents yi alors comme ni ko Big Max la parce que lu ci bëri parents yi la parce que parents yi dañ naan waaw gis nga sa rakk sa maanaam sa diw moromam maanaam affaire wujje yow doo ndax doo war a tekk ak moom loolu mën na créer benn genre émulation wala xale bi dem voilà à l'aveuglette alors donc bi ñu créé kuréel bi depuis 2 ans vraiment ñi ngi góorgóorlu ñi ngi def ay jéego mënaguñ évaluer suñu étape parce que aussi migration pour évaluer ko yombul xam ndax effet mi ngi wàññeeku yi ñëpp xam nañ conséquence bi léegi parce que gis nañ ni regain bi amaat recrudescence bi amaat fan yi xëy rek affaire yi maanaam mu amaat benn recrudescence mu tax na loolu mooy waral ni affaire bi yombul combat bi yombul ba nga xam ne tey en permanence dañu war a di wax ak sunuy rakk yi sunuy mag ñi sunuy yaay famille xamal leen ne que lii ñi ngi nekk ci li nekk affaire bu dangereux la bu dul dara sax c'est-à-dire Europe dafa soppeeku maanaam même bu dul immigration régulière sax c'est-à-dire Europe dafa soppeeku depuis 2008 ñëpp xam nañu crise économique bi ñuy faral di dem di ñëw xam nañ ci dara ba tax na tey Europe nekkatul ni mu nekkoon donc ba tax na tey non seulement ñi fa am kayit ñi nga am problème pour ñu ngi am nekk fa bëgg a ñibbisi yow amoo kayit nga bëgg a dem donc ba tax na ñu ne non ñun xaaral léegi ñun ñu jël question bi en charge au niveau de nos rédactions respectives ku ci nekk léegi mu am ay spécialistes yu ñuy formé membre bu ci nekk dañ bëgg a def ci nga nekk spécialiste sur les questions migratoires ba ko defee yow Thierno membre nga ci donc ba tax na tey bu ñuy wax ci wàllu migration rédaction bu nekk da koy jël en charge de manière vraiment globale wax ci def ci ay thèmes ak yooyu parce que voilà comme ni ñu xam migration lu mës a am la parce que doomu aadama moom dafa en fait yàlla daf ko mooñaale dafa war a di bouger mais aussi booy dem di yëngu du diggéen tu dois les faire dans les conditions vraiment légales alors donc ñun sant ñu kenn ñun vraiment ñu waxuñu kenn ñu kii alors pour gàttal peut-être xam naa ni dinañ ñëwaat ci débat bi mais am na vraiment ñun vraiment bi 2 ans yi ñu jot a dawal vraiment gis nañ ni au moins am nañ même bu dee benn nit la jot nañ ci apporter positivement kii parce que am na kenn koo xam ni Ñas la tudd du rappeur gaa mais jot na dem Libi moom tamit li mu li Big Max dund la dudd sinon lu ko raw moom gis na sax nit ay xaritam faatu ci kanamam bi ma mësee dégg ni am na benn groupe bu ñëw defe naa premier lot bi la ñu rapatrier jël Libi ma ñëw fexe ba am contact ku kenn alors ma tombé ñoom ñu yox ma rendez-vous parcelle fa lañ dal provisoirement parce que kooku Kaolack la dëkk ñu daje ba ma demee présenté wu vraiment master wu leen présenté wu xamal leen vraiment li ngeen dal ak ñu xamal waxtaan daal man nag bëgg naa ñu liggéey alors bon booy vraiment ils ont été ouverts ba tax na après bi ñu amalee benn forum Pikine banlieue daf ko foofu parce que dañ jàpp ni aussi comme boofu zone de départ la Pikine donc ce serait important aussi yu mel noonu ñuy déplacé wu dem ba foofu plutôt que ñuy toog ci hôtel yi di réfléchir wala kii bi ñu defee forum ñu invité ko bi ñëwee vraiment def na témoignage bu am solo bu poignant xamal ni vraiment li nit ñi di déclaré ci dee ñi déclaré wu ñoo ëpp loolu xaw na vraiment kii parce que am na ay kuréel yu bëri yu fa nekkoon OIM vraiment ay chercheurs IRD nekkoon fa vraiment affaire bi xaw a doy waar voilà donc kooku vraiment bi Ñas ñu sax vraiment depuis lors ñun ñu j'ai réussi quand même ñun ñu réussir nañ à le convaincre pour ñu xamal ko ni li mu jël nii vraiment parce que aussi moom il était tenté parce que problème bi booy am peut-être nañ ci ñëwaat ci débat mooy le suivi peut-être si c'est mooy il est bien placé pour dire parce que ñoom ñoo nekk ci état bi le suivi des jeunes parce que beaucoup de jeunes tey boo leen bu ñuy rapatrier am na ci ñoo xam ne boo leen tegatee condition yi dañuy demaat parce que dañ naan non amuñu alternative alors booy Ñas kooku ma lay wax noonu vraiment ñun quand même réussir nañ à le convaincre ba xamal ne ko lii amul issue ba tax na après si la commencé dem marché Sandaga am ku ko jàppale jox ko benn produit ay quelques parfums benn marchandise valeur peut-être bëriwul ay 25 000 mu ñëw bureau ñëw vraiment place ñu ko ñu jël ko pour jàppale ko vraiment affaire bi marqué ma waxtaan ak ma ne ko nag lii la vraiment benn mooy tax ba nga kii daal bul jàppal ci lii vraiment bul xeeb voilà léegoo léegi vraiment mu woo ma wax ma soxlaa man bu ma la amee jàppale ko mi ngi fii mu ngi may dégg wax dëgg yàlla jeune la
kooku décidé na ne du demaat wax dëgg yàlla même daal donte kooku la rek vraiment am nañu motif de satisfaction. voilà loolu lu am solo la ci loolu ñu dem ci direction sénégalaise des Sénégalais de l'extérieur ak Cissé monsieur Cissé dégg nga ñaari li nga xamante mooy témoignage yi am journaliste bi ak ki nga xamante ne moom témoin oculaire situation bi la en fait ndax direction bi en fait ñoom quand on dit Sénégalais de l'extérieur ñan la concerné mooy ñi nga xamante ne ñoom ñoo fi jógee de manière légale wala ñu demagul légal ñu dem illégalement sax ñoom it ci la ñu bokk et que naka ngeen di toppatoowee Sénégalais yooyu nga xam ne pratiquement sax mënuñ wax exactement fii la ñu nekk. jërëjëf je pense que damay commencer par remercier la rajo. Parce que lii la ñu soxla. Et remercier ñaar ñi ma toogal par la pertinence de leurs propos. Kii dafa dund li mu doon expliquer bokkul ak ku taxaw di wax lu xamul. mais daf ko dund. li mu la expliquer benn yoon la ci yoon yu bari. beneen bi ñu expliqué tout à l'heure mooy beneen cas bi am xoolal ku doon liggéey fii maanaam nekkoon ci yoon moo tax question yii ñu koy débattre ci thème yi dafa am solo. et lu tax rajo communautaire yi am solo mooy dafa jege population. c'est très important. moo tax man ak ñu ñu àndal lépp luñ ñu munti wax heure bu jotee pour ñu ñëw wax ci question yi dañuy bàyyi li ñuy def yëpp. donc vraiment dama leen ci remercier. bu ma balaa maa tontu sax ci sa question. damay ñëw ci difficulté. mais xam nga kii li mu expliqué doy na waar. kii tamit li mu expliqué te il était désarmé. kuy waaj a dem. moo tax dama leen di féliciter à partir de l'initiative bi ñu am. et ñun taxaw nañ aussi avec muy Irak muy réseau yi taxaw. pour vraiment sensibilisation bi ñu gën ko baral. mais sensibilisation bi rek doyut. te dinañ ci ñëwaat. parce que boo sensibiliser aussi il faut nga teg dara. mais pour revenir ci sa question bu am solo la. direction générale des Sénégalais de l'extérieur dafa nekk direction bu nekk ministère des affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur. mission am dafa nekkoon maanaam ñetti étape. nan ngay waajalee sa départ. période bi nga dem bitim réew sa séjour ak boo buggee ñibbisi donc départ séjour retour. départ bi mooy tukki dañ koy waajal. da ngaa bëgg a tukki fan nga bëgg a dem il faut que ñu woon la yoon bi bu nekkee Europe nga bëgg a dem lii visa yi bu nekkee Afrique peut-être soxla woo lii bu nekkee lii ñu wax la nan ngay voyager étudiant beeg ñëpp ci yam beneen bi mooy séjour bi boo yeggee nekk bitim réew da ngay soxla am ay kayit am carte d'identité am passeport bu nekkee da nga fa am soxna boo buggee marié wu am na fooy dem donc mooy ambassade yi consulat yi donc séjour bi la nga fay dund yëpp day mel ni Sénégal dafa teew boo amee jafe-jafe tamit ambassade bi consulat bi dafa war a taxaw beneen bi mooy boo demee ba nga xamee ne da nga war a ñibbisi mooy retour bi am na ñu nga xam ne toog nañ ci dëkk ay 20 ans 25 ans ñu ne léegi jot na ma ñibbi am ñoo xam ne 10 ans lañ def ne li ma doon ut si moyen laa doon ut si pour dem liggéey donc ñooñu aussi booy ñibbisi am na lu ñu la war a waajal mais boo jëlee par exemple mission ministère bi sénégalais bi muy gérer à l'extérieur aajuwul nga nekk en situation régulière comme irrégulière na nga doon sénégalais ça veut dire quoi ça veut dire que tey ambassade bi ak consulat boo fay ñëw ndax sénégalais nga loo fa soxla maintenant notion de régulier ak du régulier kooku beneen notion la dëkk bu nekk moo am nu muy organiser woo Sénégal daf naan boo fiy dugg boo bokkul CEDEAO lii ak lii boo jógee fële lii ak lii loolu loi Sénégal la beneen dëkk mënu ñëw ne Sénégal bàyyi loolu boo demee ci beneen dëkk danaan sooy dugg lii ak lii boo xoolee jamono jii buñ bàyyee période Barça mooy jamono yooyu si ginnaaw ñu ñëwaat période bii lu tax mbir mi gën a takkarnaase buñ ko analyser big ma ko wax na ko léegi yoonu suuf bi ñu doon jaar fan lañ doon jaar Mali Niger dugg Niger dugg Libye foofu parce que Libye lu fa xewoon yéen ñëpp xam ngeen parce que Libye amuloon état voilà donc foofu méttiwaay bi foofu la tey daf la doon sa xol da doon métti ñu woo la ne jàpp nañ ay nit ne nañ joxe rançon mais xam nga état mënul dox ci joxe rançon
boo ko defalee sax ñaari nit yaa ngi dugg ci loo xam ne xamoo ko moo tax da doon métti léegi lan lañ mënoon def mooy ñan ñooy organiser loolu te peut-être waxuñ ko ci kaw mais xaalis bi ñu doon envoyé am na ñoo xam ne avec la police muy dig ak ñeneen on a traqué des gens jàpp leen parce que à travers des erreurs mais ña rëcc ñoo ëpp donc ñooñu doon nax xale yi naan leen dama lay jaay Europe maanaam dama lay yóbbu te xale bi nga xamee ne moom lan la gis mooy koñamkat ki tabax bitim réew la nekkoon ki am jabar bu rafet bitim réew la nekkoon donc yooyu noonu dafay pousser mooy lu ñu doon wax léegi à ce que une pression sociale am sa yaay mu wax la ko mu bañ la ko wax sa papa mu bañ la ko wax am na ñu famille yoo xamee ne xale bi li muy dégg ak li muy gis moo koy pousser mu ne fii bëggatuma fi dara te yàlla xam na ne man dama doon ñaan rek yenn dëkk yi bu ñu mënoon may ñu jël yenn xale yi yóbbu ne la defal fii 1 mois nga xool am na dëkk yoo xam ne koñ yoo xam ne bu ñu la dugalee yenn dëkk je veux pas citer parce que on peut pas duñ la ne fii Europe la da nga ne déedéet fii du Europe parce que la woon newatul gis nga tukki dafa am solo Sénégal immigré yi dañ jouer rôle bu am solo taxawaay bu am solo mais la woon newatul mais ci wàllu kii bi organisation wu Sénégalais yi nga xam ne ñoo nekk ci bitim réew direction générale naka la ko lalee waaw c'est très important parce que bitim réew ñi fa nekk mooy ambassade consulat bureau économique ku nekk dafa am rôle ambassade bi moom day toppatoo coopération bilatérale multilatérale maanaam jëflante ak dëkk bi coopération multilatérale mu nga nekk fu nekk mel ni New York nga xam ne dafay am Nations Unies ak yooyu wala nga nekk fu mel ni Addis Abeba wala nga nekk fu mel ni Genève foo xam ne dafa am ay organisation yu fa nekk consulat bi moom mooy nekk jëflante ak sénégalais yi fa nekk da ngaa bëgg a takk jabar munoo ñib si ba Sénégal pour takk jabar yow sénégalais nga foofu nga koy def da ngaa bëgg da nga am décès da nga am naissance da nga war a déclarer foofu nga koy defee da nga am jafe-jafe ñoo la war a taxaw maintenant foofu aussi il faut ñu taxaw fa ci benn point mooy dafa am lu ñuy wax protection consulaire tey boo nekkee bitim réew ba jàpp la dafa war a wax ambassade ba ne ko jàpp naa sa doomi réew mu ngi ci prison bi par exemple léegi foofu la ambassade bi wala consulat bi war a jóg ñëw xool ko mais jàpp boobu aussi il faut ñu catégoriser ñaari jàpp tey Big Mac bu demoon par exemple Europe jàppante ak benn jaaykat yi mburu foofu ñu jote mais kooku tribunal ba moo leen di gérer peut-être parce que kooku mooy comme nii rek man ma am ak benn jaaykat fii boo xam ne dëkkul Sénégal ñu am problème commissariat la ñu ne après mais bu nekkee nag dafa am lu ko laal loo xam ne dafa jóge ci état wala dara wala ñu xañ ko ay droit am bu boobaa protection consulaire mun na taxaw mais bële sax protection consulaire mun na taxaw mais day xool ndax yow say àq ak say yelleef respecté nañ ko wala yow loo soxla avocat maintenant foofu tamit jafe-jafe dafay am parce que état bi du problème yëpp la mun a jëlal avocat loolu aussi day ñëw ci question ku am ku décédé nan la ñuy fexe ba kii donc gestion sénégalais bi nekk bitim réew yomb na yombul yomb na ci am na ay mission yuñ teg yombul parce que léeg-léeg am na yu nga xamee ne koom ba du ko mote tey Sénégal sañoon na bëggoon na képp ku am jafe-jafe par exemple soxla ñu jëlal la avocat bu ko mënoon def ko mais loolu France bii sax un exemple bi ñu ëpp doole du ko def donc question la bu nga xam ne maintenant beneen mbir bi mooy seetlu nañ ne aussi am na ñu bëri ñu ñàkk seen i bakkan am na ñu bëri ñu am ay jafe-jafe mais loolu dañ koy jël ci contexte Europe bi mu nekk léegi Europe ku bugg a jàll Europe xam nga luy doon sa thème de campagne migration xam ngeen ne yéen ay spécialistes yi ngeen xool ngeen ne migration et sécurité maanaam dañ naan agression yi rey yi ak yooyu étranger bi la suñu xaalis bi ñu ñàkk maanaam suñu liggéey bi ñu ñàkk étranger bi la donc yow boo jëlee sa parti rek commencé wax étranger bi bu boobaa da ngay am campagne yéen mun ngeen xool pays Europe yëpp ngeen xool la montée du populisme la montée de l'extrême droite et loolu problème bu méttee métti la ay jafe-jafe yu méttee métti moo tax pour faire plaisir aussi à leur électorat dañuy jéem a ñoom tamit ne étranger bi kon nañ fexe ba étranger bi maanaam lañ ci doon am yërmande sax dootuñ ko amati loolu nag ministère des affaires étrangères daf ciy taxaw au cas par cas boo jëlee question par exemple ñi nga xam ne dañu am difficulté parce que am na ñoo xamee ne jotuñ sax dugg par exemple
kaay ñi nga xamee ne ñoom ñi nga xam ne jotoon nañ dem ba Libye nekk fa ci ay difficulté ñun ak partenaires yu mel ni OIM chaque semaine bu ma la nee lu mot 100 personnes 125 nañ wàcc aéroport mais loolu nag mooy li ñu doon wax léegi dafa am yeneen question yu muy laaj comment les accueillir comment faire le suivi nan la ñuy fexe ba réinsertion bi mun a yomb accueil bi gis nañ ne aussi accueil psychologique bi psychosocial bi desoon na nit moom da ngay wax rek yàlla tax bi ñu demee parce que am na ñu doon ñëw avec des traumatismes accueil ba comité bi moo fay nekk comité national de lutte contre astafurlah comité national pour les réfugiés et les rapatriés comité boobu benn général moo ko jiite ministère affaires étrangères mu ngi ci ministère intérieur ak yeneen ministères yi ñu ngi ci comité bi day ñëw accueillir leen ñu xool leen parce que aussi dafa am migration ak sécurité am na ñoo xam ne jot nañ laale ak ñeneen xeet ak yeneen nit bu ñu duggaat Sénégal il faut ñu xool ban cadre lañ fi duggaat côté santé bi mais côté sécurité parce que jàpp waaw mën nañoo ñëw ak beneen xalaatin parce que dañ nekk ci domaine insécurité donc police day toog ñu enquête leen bàyyi leen ñu dugaat parce que ay doomi réew mi lañ léegi nag question beneen bi mooy nu ñuy fexe ba duñu delluwaat sax du ma ko wax parce que dellu ak toog loolu c'est naturel mais booy dellu wala ngay dem nga jaaral ko ci yoon xoolal kii def 7 ans Turquie xoolal kooku bu toogoon fii ak ses activités kooku dem na question boobu moo tax ñun dañu liggéey pour am benn projet bi ñu ngi koy tuddee gouvernance inclusive de la migration parce que migration du benn gouvernement wala benn kii moo ko mën a gérer migration rajo bii moo koy gérer réseau journalistes yi société civile ONG yi ministères yi secteur privé bi ñu toog ñu pencoo ko moo waral y a une politique migratoire bu nga xamee ne tëgg nañ ko léegi tey mu pare ñu doxal ko mais pour wax rek ne projet boobu dina dimbale ñu développer ay projet collectif parce que nit ki aussi boo ko nee bul dem il faut nga tegal ko benn mbir mais foofu aussi tamit damay wax toujours nañ def tuuti attention parce que am na ñoo xam ne ay doomi Sénégal lañ fii lañ toog gëm réew mi xalaatuñ dem te bëgg nañ am dara boo jëlee aussi favoriser ñu nga xamee ne dañoo génnoon tukki rek bàyyi ñi nga xamee ne ñoom musuñ xalaat tukki parce que dañ gëm ne mun nañ toog seen dëkk réew si loolu aussi day poser problème moo tax yëpp da nga koy def ak migrant de retour ak potentiel migrant donc globalement dafa nekk liggéey bu nga xamee ne commencé nañ ko te dañ ciy ànd mu am volet sensibilisation bi mooy wax ak parents yi parce que bu ñu wax ak migrant bi rek le problème ne se règle pas nañ wax ak parents yi wax leen ne leen yàlla am ak ñàkk daf ko bind te bu ne fii ngay amee bu ne fële ngay amee mais du coûte que coûte la ñuy dem coûte que coûte da ngay dem bitim réew que da ngay am loolu aussi beneen jafe-jafe la à côté sensibilisation boobu dañuy dem ci yeneen d'activité dans les différentes régions def nañ nag ay études yu nga xam ne wane na fi mu toll nii régions yi fan la gën a tare loolu tamit dafay tax booy commencer nga ne naa commencé gum ci régions yi nga xam ne c'est des régions très très difficiles boo jëlee exemple big mi xam na ne ñu ci bari ñu ngi jógee Kolda Tamba Sédhiou ca suuf noonu te loolu en fait lu ko waraloon tamit mooy aussi yoon bi yombal na ko mais léegi boo seetloo aussi beneen problème bi am mooy yooni Libi bi xaw na dal tuuti mais beneen yoon moo génnaat tuuti mooy yoon bu yàgg bu amoon mooy côté Maroc bi tamit ak gaal gi donc loolu aussi ay questions yu nga xamee ne ay questions en profondeur yu nga xam ne war nañ ci xalaat te projet yi war nañu permettre ñu jàpp ci pour fexe xale yi am peut-être ci lu ñu téye mais loolu aussi dafay indi beneen question bu ñu jëlee xaalis rek jox ko nit ñi ne la demal def projet wala dajale leen jox leen dana defal leen projet du dox parce que am na ñu ko fi essayé problème formation professionnelle dafa nekk problème bu am solo formation professionnelle day indi lu ñuy wax profilage kii bi muy jóge fii est-ce que am na métier bi muy jóge fii est-ce que maçon la woon est-ce que donc question yooyu c'est des questions essentielles yoo xamee ne
war nañ ko mun a waxtaane. voilà ci loolu dinañ ci ñëwaat mais ñu ñëw ci Big Mo par rapport ak li nga xamante ne mooy moom foofu mu nekkoon ci Libye situation bi nga xamante ne moom la fa dund parce que dem nga fa ci noo xam naka su dul noonu parce que xaj na am na loo xam ne moom lañ la gëmloo woon. loolu moo la yóbbu mën nañ wax ne moo la sànq. à un moment donné jàpp nga ni ñoom liñ la wax nii naka su dul noonu la yow bi nga xamee ne léegi nag dugg nga ci piège bi après naka nga def pour génn ci piège boobu noonu. waaw piège boobu noonu biñ ci duggee comme li ma la wax rek da ngay dem ba tollu foo xam ne xaj na di nga bëgg a ñëw sax wala am na ñoo xam dinañ ragal wala yooyu. mais am na ñoo xam ne ñéeg moo leen di téye. parce que am na ñoo xam ne peut-être dañuy jël seen xaalisu papa wala seen xaalisu mag wala leboon fi ay bor wala defoon ay naka su dul noonu ba tegu ci yoon bi. léegi duñ bëgg a dégg te ni ñibbisi wala pression sociale bi la tonton Cissé wax léegi xam nga ñoo xam ne waaw dañ naan kii mi ngi woon ci yoonu Europe war a dem tekki xam nga ñàkk jom dem ay moromam dem nañ yegg wala affaire yooyu xam nga yooyu mooy tax duñ mën a ñëw mais ñun bi ñu yàlla dimbalee tamit ba ñu dem ba Saba après bi ñu ñëwaatee ba ñu demee ba Saba ñu am foofu noonu ay problème ñu ñëwaat ba Agadez ñu tegaan ci yoon bi ñu ñëwee ba Dirku bi ñu jàppee militaires yi bi ñu jàppee dañ ñoo déposé OIM Dirku léegi bi ñu joxee voilà xam naa ne Big foofu la ñuy dugalee sax waa OIM parce que Nourou mi ngi en ligne xam naa dañ koy jël rek après ñu continuer ci waxtaan bi Nourou nuyu nañ la. maa ngi lay fay. voilà Nourou dégg nga waxtaan bi door nañu ko ci lu jëm ci wàllu naka la ñuy organiser xale yi nga xamante ne dañu dem bitim réew naka su dul noonu mais affaire yi yaakaar naa ne yéen seen wàllu organisation OIM nekkul rek ci ñi nga xam ne sax dañoo dem ci naka su dul noonu mais képp ku nekk bitim réew nekk ci ay jafe-jafe bu bëggee ñibbisi da ngeen koy jàppale pour mu mën a ñibbisi wala naka la demee à ce niveau. waaw jërëjëf ci invitation bi. nga may ma rek aussi ma nuyu ñu nekk ci antenne bi nuyu tamit seeni auditeur ni nga ko def certainement wax ngeen ko OIM organisation la des Nations Unies maanaam mbootaay la bi nga xamante ni adduna bi ñëpp ñoo ko bokk dëkk bu nekk aussi am nga si wàll bu fekkee wax nga ko tamit liggéey OIM nekkul rek toppatoo migrant ñu am ay jafe-jafe mais liggéeyam mooy favoriser migration bu wóor boo xamante ni kenn du si buntu xatal kenn fitna aussi du si am fexe ba aussi képp ku nekk am sañ-sañ dem ñëwaat si jàmm mais ak phénomène bu bees bi aussi bu fekkee am na suñu am jafe-jafe dinañ leen jàppale ñu dellu si seen dëkk mais jàppale boobu mënuñu ko def te fekkee gouvernement yi aussi ànduñu si parce que gouvernement yi ñoom ñoo mën a joxe ay carte d'identité ñoom ñoo mën a reconnaître kan mooy en fait joxe nationalité nit ki bu fekkee dañuy wax ci kaw sénégalais yu nekk Libye par exemple ñun am nañu sañ-sañ OIM am na possibilité dugg ci yenn camps yi dugg ci zone yoo xamante ne dafa dangereuse et que foofu la ñu téye migrants yi buñ leen identifier ba pare dañuy wax ak service consulaire bu Sénégal pour mu jàppale leen aussi ba jox leen ay këyit maanaam lu ñuy wax sauf-conduit. bon si Libye ak situation nu mu demee defe naa Sénégal am fa représentation diplomatique Tunisie la seen représentation diplomatique nekk donc ñooñu ñoo leen di jox sauf-conduit yi bu ñu leen ko joxee aussi ñu organiser ak ñoom organiser ak waa dëkk bu nekk fii si Sénégal pour que ñu mën a ñibbisi si anam bu aw yoon bu ñibbisee aussi gàttal na bi nguuru Sénégal moom moo koy def ànd seeg ak OIM. c'est tout juste pour wax ne amul rek loo xam te ne OIM moom mooy jël initiative bi def ko moom kese lépp lu muy def day lëkkaloo gouvernement du Sénégal. est-ce que dinay yomb ci yéen ci wàllu organisation bi surtout foofu ci Libye nga xamante ne comme ni nga ko waxee sànq mën nañ jàpp ne dëkk la wante amul état amul gouvernement boo xamante ne mën na chargé wu tout ce qui est sécurité ba yéen ngeen mën fa dugg comme ni ngeen ko bëggee génn fa naka la ci wàllu woowu noonu yan jafe-jafe ngeen fay am et que ña ngeen fa sonn jëlee naka ngeen def ba génn leen foofu. non jafe-jafe bon liggéey OIM dañ ko ko jëlee leen dañuy aussi def plaidoyer parce que boo xoolee Libye bu fekkee situation Libye la ñuy wax ñaaru type camp ñoo fa am am na ay prison yoo xamante ne ay prison régulière lañu ñoo xamante ni dañoo dugg ci dëkk bi amuñu ay këyit ñu jàpp leen tëj leen foofu mais am na yeneen camp yoo xamante ni ay prison yu awul yoon la
clandestine buñ ko mënee tuddee noonu. liggéey OIM dafa nekkoon def plaidoyer ba lu fa nekk lu nuroog gouvernement. fexe ba ba prison yooyu nga xamante ne baaxuñu. nuñ ko ubbee awul yoon wala ay bandi ñoom ñoo ko ubbi. jàpp ay nit di def si ñoom benn pression pour seen mbokk yi yónnee leen xaalis. def benn plaidoyer pour que prison yooyu gars yi mën ko tëj. plaidoyer bi aussi am na njëriñ parce que de plus en plus prison yooyu ñu ngi leen di tëj mooy yu awul yoon yi. le reste mooy liggéey bi ak gouvernement yi lañ koy def ak ñun am nañu possibilité collègues yu fa nekk yi. pour dugg foofu nu ma koy waxee dugg yi du doon jafe en fait duñ si am jafe-jafe. pour dugg xool déjà ndaxam ñu fa nekk ñi ñu ngi respecté seeni droit. xool ñu fa nekk ñi si yan anam lañu fa nekkee. et puis jàppale ñoo xam te ne am nañu ay jafe-jafe pour am yenn yi donc facilité am service de base yi au moins ñu am ko si quel que soit si ban type de prison la ñu nekk. donc beneen problème mooy peut-être identification yi mais dañuy laajte aussi bu fekkee xam nañ ne nga sénégalais nga voilà su boobaa la ñuy jël contact ak représentation de comme ni ma la ko expliqué sànq. ñooñu buñ confirmer sa nationalité fexe ba nga am sauf-conduit bi le reste voilà quoi problème de coordination lay doon diggante bureau yi diggante dëkk yi pour que mu mën a sotti. voilà mais est-ce que identification boobu dina yomb. ça dépend bon am na ñoo xam ne dañ fay sonn ba xamante ni duñu sax nangu joxe seen identité parce que peut-être programmation bu am pour seen avion bi ñëw seen dëkk day xaw a sori dañuy changer ay identité. gis nañ ñoo xamante ni. ay sénégalais lañu mais peut-être duñu wax ne sénégalais lañu beneen dëkk la ñuy wax parce que dëkk boobu moo gën a jege programmation. Big Maxu mu fa nekk muy am na peut-être lu mu si dund am na lu mu si mën a expliquer davantage. mais grosso modo objectif bi mooy fexe ba ñu nekk si ay xat-xat fexe ba ñu ñibbi si seen dëkk ba ñu mën a comprendre que ne wuti bi baax na mais na doon wuti bu aw yoon. et que lu ñuy wuti si ay fitna bu ñu toogee fii concentré wu mën nañ ko fii lijjanti buñ ko lijjantee aussi seen dem ak seen dikk dina gën a yomb fekk du ànd ak fitna du ànd ak buntu xatal. di fàttali Nourou yow OIM nga bokk ci wàllu woowu noonu OIM ci camp yi parce que tamit xam naa ne doom wax ne am ngeen dooley dem ci biir dugg ci biir camp yi xool ñi nga xamante ñoo di Sénégal lañ ñu naan la bëgguñu ñibbi ngeen ne leen par force da ngeen di ñibbi si foofu tamit wàllu organisation bi ci delloo si Sénégalais yi nekk ci biir camp yi foofu ci Libye naka ngeen koy doxalee. non ni ñu ko waxee mooy le retour est toujours libre et volontaire. maanaam nit ki mooy wax ne dama bëgg a ñibbi ñu jàppale ko ba mu ñibbi si. exemple bu si gën a patent mooy Maxu mën na ko aussi dëggal. mooy ñu nekk Niger. Niger dafa nekk zone tampon maanaam zone boo xam te ne moo gën a jege si diwaan côté bi diwaan Afrique bi pour egg Libye. bu fekkee dañoo jógee Sénégal ba Libye ñu ngi ci espace CEDEAO donc ñu leen neex la ñuy circuler. mais une fois ñu jógee non excusez-moi bu fekkee dañoo jógee Sénégal ba Niger ci espace CEDEAO la ñu nekk donc ñu leen neex la ñuy circuler. mais une fois ñu jógee Niger dugg Libye foofu la jafe-jafe di am. au Niger am nañ fa ay antenne am nañ fa ay équipes ñoo xam te ne dañuy wër désert bi dañuy dugg ci àll bi. di xool ay migrants ñoo xam te ne dañoo nekk ci ay jafe-jafe. bu ñu leen gisee dinañ fexe ba delloowaat leen ci centre de transit yi. waxtaan ak ñoom delloo ci seen xel. bu fekkee bëgg nañu dëpp ñu jàppale leen dimbali leen ñu dëpp. bu fekkee bëgguñu dëpp aussi. samay naataango yu nekk Niger dina leen jox ay adresse yu leer ne leen mën ngeen dem mais bu fekkee centre ngeen jafe-jafe wala bëgg ngeen changer avis ngeen woowaat ñu jàppale leen ngeen ñibbisi. voilà est-ce que mën nañu xam aussi OIM lan lay rassurer ñi nga xamante ne ñoom lay jëlee ci réew yooyu di leen delloo ci Sénégal. assurance bi mooy rek waxal ñoom ñu xam ne. tukki bu awul yoon baaxul et que nit ki mën na dëkkam defaru nekk ci ay jàmm. leneen ni aussi mooy assistance bi ak présence bi. ñu delloo leen espoir ba nga xamante ni ci période boobu dañ koy mel ni ñu ko ñàkk. defe naa ni waxtaan la ay séance de sensibilisation la. delloo ci xel la mais voilà c'est en concertation également ak autorités yi. lañ koy mën a defee ba mu mën a sotti. est-ce que loolu souvent effet bi dinay gaaw que bu ngeen waxtaan ak ñoom rek ñu accepté waat dellu si waat wala souvent day am réticence.
alors ça dépend am na si ñoo xamante ni bu ñëwee bu commencé dund yenn yi. dañuy commencé jël conscience que ne lu ñu ko awalee jaru ko. mu exemple Maxu mi nga xamante ni dem na ba fent si benn woy. à partir de Niger commencé na gis jafe-jafe commencé na xam ne bu toogoon peut-être que mën a sotti ñooñu booy wax ak ñoom dañuy xam ne dëgg la. mais ñeneen ñi malgré espoir bi amatu ko. malgré sentiment d'échec bi ñëw na. malgré conscientisation bi def nañ ko ñoom seen bopp. lu ñuy jàpp rek mooy lu ma jëlee woon sama dëkk tant que sottiwul mënuma dëpp. donc ay waxtaan la ay du ma wax ay naxante la mais c'est tout juste permettre à la personne. mu am une information bien claire pour permettre mu def une décision assez éclairée. voilà xam naa ne ci kanam dinañ jokkoowaat bon ak yow ma dellu siwaat ci plateau bi ak suñu invité yi voilà Maxu sànq yaa ngi ci nekkoon ci fa nga xamante ne mooy fële ca Niger jàpp Libye mu nekk foo xamante ne am na ay jafe-jafe yoo xam ne jànkonteel ngeen ko foofu. voilà comme li ma la waxoon sànq rek. jafe-jafe yi moom noonu la demee bon da ngay gis ay jeunes africains yoo xam dañ leen di torturer. di leen massacrer xam nga jigéen ñi ñu leen di violer ñii ñu leen di jàpp ci anam bu jaaduwul comme Seydou Nourou bu OIM li mu wax léegi parce que prison yi da ngay dégg prison rek mais du ay prison yoo xam ne prison yu légal la comme benn Rebeuss wala Camp Pénal wala yooyu. benn bandi maanaam benn coxeur lay doon bu mag. boo xam ne coxeur guinéen bi coxeur malien bi coxeur sénégalais bi. moom la ñuy liggéey ak directement. foofu noonu Libye donc moom mooy wut benn këram espace am bu yaatu def ko foofu noonu yow mën ngaa fayee Sénégal wala Mali wala Guinée nga ñëw ba foofu mu bëgg a def ak caay-caayam dugal la foofu tëj la dafay teg ay nit ñoo xam ne ñooy garder yor seen ay armes ay pistolet et tout tëj la foofu noonu ne la sa coxeur fayuma donc léegi si lañ lay commencé di maltraite di la def yenn yi di la jox téléphone pour nga woo say parents pour ñu envoyer. mais foofu dinañ la jox nga lekk wala dañ lay naka lay demee. benn yoon nga daan lekk ci bés bi benn yoon. nga daan lekk ci bés bi. am na ñoo xam nag dañuy am sens maanaam dañuy yor xaalis. comme man bon mënoon naa ne yoroon naa xaalis wala amoon naa ñoo xam ne bu ma leen wooyee dañ may envoyer xaalis. donc xaalis boobu noonu après di nga mën a fexe ba ñiy nekk ci bunt yi di garder parce que à partir de Agadez. ci foyer ngay nekk. kër goo xam ne day fermé wu 24 heures sur 24. waaw maanaam genre prison la. mais loolu tamit naka ngay amee possibilité que ñu envoyé la xaalis nga mën ci jot. waaw bu ñu la envoyé dafa am ñoo xam ne ñoom loolu liggéey la ci ñoom ay moto lañ yor nekk foofu noonu. boo leen boo ñëwee ne dañ maa envoyé damaa war a jëli parce que ñi ñu envoyé ñëpp après xaalis bi da nga koy jëlaat ci coxeur bi nga koy yóbbu parce que dañ leen di envoyé lu ñu war a fayee pour jàll. donc kon loolu seen arrangement la. léegi dañ lay génne ànd ak yow waaw dañ lay génne ànd ak yow nga jël sa pièce wala bu dee amoo pièce nga xool ko am pièce ñu envoyé la si moom xaalis. ngeen dem fayeeku ji nga dem jël sa xaalis après moom kooku noonu nga fay ko. kooku noonu loolu lay business. et que boo yeggee foofu doo ñemee wax nit ñi que ne kii daf ma jàpp foofu extra parce que tamit. xañ na non Agadez foofu noonu yow yaa ngi bëgg a dem. foofu doo wax dañ ma bëgg a jàpp wala lii wala laa yow waa ji sax da nga koy jàppale ci nëbbatu beeg affaire yooyu noonu. da nga koy am na ñoo xam ne nag avant ñuy départ fii la ñu fay lépp. am ñoo xam ne ñu dem ba Mali. seen benn nijaay wala seen pap mooy tee xaalis bi. boo demee ba Mali mu envoyé la nga fay pour ba Burkina. mu envoyé la nga fay pour ba Niger. Niamey mu envoyé la nga fay pour ba Agadez. mu envoyé la mu envoyé la nga dem ba Gadron. benn dëkk la Libye. doo demee foofu ñu envoyé wàll la nga dem ba Saba boo demee foofu ñu envoyé la nga dem ba Tripoli dañ koy dagg-daggee parce que wóolu wu ñu jox. am na ñoo xam nañ ko subir da ngay joxe lépp dem ba foofu ñu jàpp la def la ci prison yi. di la laaj ay xaalis wala di la def yoo xam ne mais am na ñoo xam ne def nañ fi plus de 4 ans. ay Agadez man foyer bu ma nekkoon fekk naa fa benn jeune Gambien boo xam def na fa plus de 4 ans. ñii ay 1 an ñii ay 6 mois ñii ay 2 ans. fekk ñoom lu ñu la wax ne moo leen fa tee. bon am na ñoo xam ne dañ naan la dañoo amul xaalis woo nañ seen famille ñi ngi xaar mais seen famille dem nañ ba jeexal nañ wala affaire yooyu noonu. Libye boo fa yeggee Libye da nga fay fekk ñoo xam ne yàgg nañ fa trop. jamono yi sax avant affaire bi di am ba léegi après ñu lay expliquer. Récemment laa jógee tournée nationale ak Union européenne bi ma ñëwee dafa am benn oto bu ma jënd. ki ma ko doon defaraatal affaire toléré pas boobu noonu def na 8 ans Libye. mais man dem naa ba Libye sax mais après parce que man su ma gisee ku dem Libye. wala koo xam ne dafa dem door di ñëw wala affaire yooyu wala ma dégg émission boo xam ne affaire Libye lay wax wala yooyu. wala des fois damay dugg ci YouTube bi. moom mi Abdou Karim Cissé.
sama tons la bu baax soo demee direction Sénégal de l'extérieur sax dañ naan ko sa doom ji. OIM yóbbu na ma 3e forum panafricain sur l'immigration Ouganda mai 2017. discours bi ma fa tenir moom mi moo ko bind. ak yu bëri yoo xam ne dañ ciy liggéey ma remercier ko de passage parce que bi ma ñëwee. temps yële maa ngi bind benn texte boo xam ne. day wax si bi ma demee ba ci yoon bi sonn jeexal xaalis. ku ñuy wax Sayer ba benn commerçant bu nekk Linguère. envoyé ma xaalis boo xam ne man maa ngi ci doon dund ba ciy dimbale ñoo xam ne bëri nañ. ma ko ci bind ci way bi naan ko du man rek nga dimbale am na bakkan yu bëri yoo sauvé xam nga di ci tudd Seydina Kane bu OIM parce que bi ma ñëwee ci côté OIM moom moo ñu gàttandu si woon maa ngi naan ko bon moo ma imposé branché ma vers la réussite kii Abdou Karim Cissé ak Seydou Nourou Diaby nii ñoom ñoo ma jox la clé de la réussite loolu maa ngi koy bind si sama benn chanson donc foofu noonu bi ñu jàppee ñun OIM dañ naan bu leen ne dañuy waxtaan ak yow dalal sa xel ne la bu la neexee ñu yóbbu la nga ñibbi. mais est-ce que yow à un moment donné amootoon réticence bañ a identifier wu sa bopp pour que au moins nga ne buñ ma xamee dañ may delloo jowaat alors que yow boobu noonu sa xel mi ci dem rek la nekkoon wala yow à un moment donné. da nga doyaloon ci dem bi ñibbisi rek nga bëggoon. oto bi ma nekkoon. waaye bi nga xam ne fu mu toll nii moom laay woy bon Sénégal partout en Afrique immigration irrégulière. oto bi ma nekkoon migrant yëpp ko mën. wàññeeku naa dematuma ndax jaratu ko dootuma dégg yoonu suuf géej ba tegu si bu dul roppalaan waa Babylone duñ ma gis bay teeru si migrant yëpp ko mënoon parce que bi ñuy dem loolu rek laa daan way ma ko doon way wàññeeku naa dematuma ndax jaratu ko dootuma dégg yoonu suuf géej ba tegu si bu dul roppalaan waa Babylone duñ ma gis bay teeru si ñàkk a tax ñu xaatal ma suufeel ma tuumaal ma bañ tax am jiital ma gisatuma dajale la ma yoroon deeku yoonu Libi Italie sandeeku ñàkk xam fooy daali waaye wàññeeku na dematuma jaratu ko laay dee waay suma suuluñu ko buñ may fay sax bëggatuma am doom sama ginnaaw xaruma dootuma dégg yoonu suuf géej ba teegu si bu du roppalaan waa Babylone duñ ma gis bay teeru si Europe gënul sama réew te waa Europe gënuñu ma dematuma wàññeeku na ndax jaratu ko maam daane la woon sër yi yeewu bu mi jaami maam ñun buñ ko feelu fekke dootuma boole ci réeru clandestin est-ce que Babylone sax la ne sama destin man dama tiit ci bii la yoon bët lëndëm xel muru fit dem ay ngoon daje xeet bu ne pays Afrique bu ne ku ne jóge fu ne góor jigéen mag gu ne li dee li dugg kaso ci yoonu Libi Italie dafa bari lool immigration irrégulière xaruma te demuma guerre ñàkk xama ma dugaloon ci li wàññeeku na yeesi suma askan yeesi suma askan voilà Big foofu la ñu ñëwaat way bi daw na yaram mais en fait ci biir comme ni nga ko waxee foyer boobu nga nekkoon ak yaa ngi koy wax ne am na benn Gambien boo xam naa ne kooku marqué na la xaw ma lan la xaj na am na lu ngeen séq foofu waxtaan ngeen fa et cetera mais est-ce que am na ñeneen ñoo xamante ne sensibiliser woon nga leen ci biir foyer bi et que ñoom it amoon nañu vraiment volonté wu ñoom it jugee foofu dellu siwaat ci seen réew wala boog dañu continuer ba léegi di am yaakaar ne war nañu mën a jàll Europe. biñ ñu jàppee bari woon nañ trop. du ñu Sénégalais Gambien Sierra Leone Niger ak yëpp. man demoon naa sax ba commencé di wax anglais tuuti parce que maanaam xeet yëpp dañ doon ñëw envers moi parce que man ni ma daan imposer di def ay way. des fois ma créé ay làmb ay mbapat bi ñu jàppee noonu ci foyer bi dirku des fois ay mbapat am naa ñaari xare yoo xam ne dugg nañ Italie. parce que mais ñoom tamit dañ lay wax après biñ ñu jàppee ñun dañu toog waxtaan ñu ne suñ xamee woon ni nii lay demee duñ mës a dem ci yoon bi te ñun ñi ku ci yegg xalaatoo sa rakk boobu bokk ak ndey ak baay wala koo xam bu doon ñëw jaral na la passe avion ñëw tee ko parce que xam nga li nga xam ne moo nekk ci yoon bi donc nañ leen ñibbi xam nga rek waxtaan ci xel nañ leen ñibbi ndax lii jaratu ko genre affaire yooyu bi ñu waxtaanee après bu ma tëddee nag guddi gi yëpp man maa ngi xalaat ma xalaat ne kon est-ce que waruñu def benn association bu ñu demee Sénégal ñu bañ a toog genre nekk ci affaire yi
bon après si la xalaat ne nañ def benn association bu tudd SEI CI Stop Immigration Irrégulière bi ma yeewoo ma wax ko am na ñoo xam ne am na ay 40 et quelques ans ak ñoo xam ne ay 18 30 ans 20 ans affaire yooyu noonu ma waxtaan si ak ñoom gars yi woote ñun sénégalais ak gambien yëpp ñu waxtaan ñu ne donc waa dañuy def lii ñu fal bureau bi foofu ci saasi foofu noonu ñu fal bañ jógee dirku ñu def ñu ci camion yi indi ñu lu gën a garaaw bi ñuy indi jógee dirku di ñëw fekk nañ ñaari 4x4 yoo xam ne 4x4 bu ne 25 personnes lay def 50 personnes yoo xam ne ñaari nit ñoo si des ñeneen ñëpp dee nañ ci désert bi ndax chauffeur yi dañ leen a indi ba ci désert bi ñu wàcc leen fa ne dañuy dem wuti ndox dem daw léegi ñu nekk foofu ci désert bi lekku ñu naanuñ ak tàngoor beeg yooyu ñëpp mujj faatu waaw am na ñu nga xam ne ay migrants lañ ñoo àndoon ñu ngi may dégg waaw donc biñ ñëwee ba Agadez après ñu créé loolu ñu ne ma comme que yow yaa xalaat di yëpp way bi yaa ko way ba tey ñëpp mbooy mën ko donc yow ak loo tuuti tuuti suñ biir def nañ la président bi donc biñ jegee foofu noonu ñu yëpp ñu Agadez ci ay bus indi ñu Niger kii bi ki nga xam ne moo teewal Sénégal foofu ambassadeur bi nga xam ne moo nekk foofu bi mu ñëwee ci aéroport bi pour ñuy waaj jël vol pour ñëw bi ma ñëwee jël discours wax li nga xam moom lañ fa gis ak lan lañ fas yéene may way bi migrant yëpp di ko way da doon jooy jour boobu foofu avant may yegg si Sénégal ndeke sama contact jëloon na ko sax am na si ay direction yu mu ko placé bi ñu ñëwee ba aéroport Sénégal aussi waa direction sénégalaise de l'extérieur ak waa OIM ñoom ñoo ñu gàttandu muy état du Sénégal ak OIM ak ay journalistes ak affaire yooyu bi ma ñëwee la même chose laa def comme ni ma defoon Niger jël discours wax bon après ma way bi gars yëpp toppaat ci affaire avant may yegg sama kër sax ndax affaire yi mi ngi doon daw ci réseau yeeg affaire yooyu donc bi ma ñëwee tamit ma ne en tant que artiste en tant que rappeur en tant que messager nga xam ne li suñu wareef mooy di wax ak askan wi même bu dul ay yoonu libi ak affaire yi wax ak askan wi di leen yee di leen éveiller koo xam ne dafa nekk ci naqar nga defal ko koo xam ne dafa nekk ci bànneex tamit kaw na ko bànneex taxut nga fàtte borom bee wala ni nga war a dundeeg yooyu donc ma ne lii expérience bi nga xam ne xam naa ko fii donte du yoon bi moo ma taxoon a jóg mais après yàlla teg na ma ci peut-être kon dama ci tegoon pour ma xam pour mën a ñëw représenter li ma représenté bi maa ngi yegg si yaakaar naa ay minuit lañ yegg si 1 heure yooyu bi ma xëyee 20 000 francs yi ñu jox foofu noonu pour passe moom laa parce que bi may wàcc si Sénégal benn kilo laa yor ak benn événement parce que may dem ba dootu am ay yére ak affaire yooyu am na étape yooyu toll sa bagage yëpp ngay sànni doo waratoo mën a ànd ak dara parce que da lay sonal sax ci yoon bi am na yu baaxee ay téléphones yeeg yooyu moom gars yi dañu koy nangu ci yoon bi donc bi ma ñëwee après 20 000 francs yi ma xëy dem Colobane jënd si quelques yére yoo xam ne dinaa xaw présentable dem watu xam nga sangu ànd ak sama benn xarit bu ñuy wax Bukaar Ndaw damay ànd ak moom bureau tons bi Bukaar Ndaw ma ànd ak moom dem ñu xalaat ñu dem TFM affaire bi pour bëri protocole quoi affaire xaw a metti tuuti ñu dem Sen TV bon ñu boole ñu fa ak benn journaliste mu jël ñu seen show ma wax mi ngi YouTube ba léegi sax loolu mi ngi YouTube am ay migrants yoo xam ne yegg nañ ñi ngi ci débattre ñu ngi commentaire ci suuf di wax dëgg ñi nga xam ne moom laa wax ak affaire yooyu di wax mettiwaay bi nga xam ne moo nekk foofu parce que ñun ñu ngi am benn groupe WhatsApp du les clandestins am na ay copains yoo xam ne yegg nañ mais ñii dañ naan la amuñu fu ñu dëkk ñii naan lañ mënuñoo am lu ñu lekk wala lu ñu naan ñii naan la mënuñoo am fu ñu tëdd wala mënuñoo am liggéey parce que foofu dafa metti di jooy sax li réccu temps bi ñu perte ak li ñu yàq yëpp pour dem foofu am na ñoo xam ne bañ yeggee ba léegi ay 6 mois 1 an ñi ngi ci centre yi foofu noonu di xaar ay këyit ak wala affaire yooyu defuñ dara loolu xëy dem école ñu leen jàngal ay làkk ak affaire yooyu noonu donc loolu c'est pas intéressant j'espère donc bi ma ñëwee ma dem seen show ma wax li may wax bi ma defee loolu bi ma ñëwee xaaruma tamit état wala OIM wala affaire yooyu damaa am sama gëm-gëm sama vision rek ma nekk ci donc après si laa lijjanti ba am sama tour dem studio enregistré morceau bi bi ma enregistré morceau bi ma nekkaat ci di ko lijjanti ba am lu ma enregistré vidéo bi ma enregistré vidéo bi aussi si laa ko sànni ci YouTube bi après OIM Niger si la ma invité 3e forum panafricain sur l'immigration donc sama tonton bi tamit di ma jàppale di ma jox ay conseils di ma mettre en rapport ak yenn coopération yi sama yenn affaire ak yooyu donc ba maa ngi lay expliquer sànq discours bi ma tenir Ouganda moo ko bind direction sénégalaise de l'extérieur tamit bon programme bu ñuy def affaire sensibilisation bokk ci dañ ma ci boole ma ci ma am si sama kase affaire yooyu donc ci côté migration dama koy faral di wax sax côté migration man produit direction sénégalaise de l'extérieur la ak OIM waaw parce que en fait à ce niveau yow nekk nga ci benn foyer comme ni nga ko waxee ak ñeneen bëri woon ngeen foofu noonu waaw en fait naka nga fa génnee
dañ ñëw comme OIM moo fa ñëw wala dafa am beneen organisation bu fa ñëw waxtaan ak yéen laaj ñan ñoo bëgg a ñibbi ñu génne la wala naka la demee à ce niveau. non ñun si yoon bi lañ ñu jàppee. yéen ñun foyer yi moom. foyer yi moom am na ñoo xam ne dañuy dem ba dootuñu am lu leen jàllale ñu xam ne mënutuñoo jàll. ñu xool dëkk ba ndax waa OIM ñi ngi fa. ñu dem directement foofu noonu inscrit wu ñu fexe indi leen. volontairement lay doon quoi. donc loolu moom man nekk naa ci foyer Agadez war a dem Libi. ma gis ay nit yoo xam ne dem nañ OIM pour war a njibbiseeg affaire yooyu mais boo xasee ba jël désert bi nekk ci désert bi pour dem foofu noonu désert bi gisoo OIM gisoo ay OIM fu mu nekk ak affaire yooyu donc dem nga gis rek wala ñu jàpp la yóbbu la foofu wala nga dee wala ñu jàpp la ci kaso yi wala yàlla dogal nga yegg. yow sa ñibbisi naka la organisé. waaw man biñ ma jàppee dañ maa yóbbu OIM Dirku. bi ñu yóbbee OIM Dirku après ñu xëy gars yi ñëw teg ñu waxtaan ak ñun ne ñu carrément. bu ngeen bëggee ñu jàppale leen ngeen ñibbi seen dëkk mais duñu yóbbu kenn forcément donc ci loolu après ñun ñu waxtaan suñu biir am ñoo xam nag dañoo dëgër bopp ba bëriwuñu nag ñoom ñu ne dañuy continuer ñu ne bañ ne dañuy continuer man ñaar laa ciy dégganteeg te ñaar ñi may dégganteeg si liñ may wax li maanaam ña ca des ñëpp après ñoom dañ leen a perte ci désert bi gisatuñu leen ñaar daal laa ciy dégganteeg ñoo xam ne yegg nañ ci YouTube bi ci Facebook bi lañ fexe ba gis ma kii ma après am sama numéro ñuy waxtaan affaire yi ñoom ñoo may wax tey li nga xam ne moom moo fa xew lépp tu vois ñoom ñoo may wax li nga xam ne moom moo xew lu ci lu bëri ci biir ndox bi am na yeneen copains yoo xam ne sax nii lañ nekk woon nice am na koo xam ne moom dem na ba ci centre bi ci centre bi la décédé donc am na koo xam dem na ba ci centre bi la décédé léegi après nag bañ ne damay ñëw bi ma ñëwee tamit bon am na ay télévision yu bëri fi ñëw comme rajo RFI TV5 Monde mooy fii ci Sénégal mais léegi ñeneen ñi nga àndaloon yow yaa ngi jot seen nouvelle mooy bi ngay ñibbisi wala affaire comme yéen réglé woon ngeen wax nga ko am na association bu ngeen tegoon waaw bi ma ñëwee tamit doon nañ déggante parce que amoon na coordinateur affaire yooyu yëpp man président bi laa woon doon naa dégganteeg quelque si ñoom bi ñuy waxtaan affaire yooyu ñu kañ la ñuy gisante pour wut ay këyit ak affaire yooyu noonu mais comme que ñii Ziguinchor lañ dëkk ñii Kolda ñii affaire yooyu xam naa peut-être ñu découragé si affaire bi peut-être ñu découragé si affaire bi donc man musicalement artistiquement man may continuer li nga xam ne moom laay def voilà artistiquement ma continuer li nga xam ne mooy sama sensibilisation bon di liggéey gars yi aussi am financement direction Sénégal de l'extérieur ak OIM mooy ci ñi nga xam ne ñoo njëkk a ñëw ñi affaire aviculture donc depuis boobu 2016 moo amee financement ci affaire aviculture man ak ay plus de 40 de personnes ñeneen ñoo xam ñu ngi ci woon donc après ñu nekk ci liggéey boobu l'instant bii nii musique laay def ak aviculture donc waa ak nekk ci sensibilisation bi nag bon voilà loolu dinañ ci dellu siwaat ci fin émission bi damay ñëw ci ki nga xamante rek mooy journaliste bi Daouda wax na ko ne que dégg nga li nga xam ne moom la nettali ci foyer yi am yeneen yoo xam c'est pire que mooy au niveau des des camps yi nga xamante ne pratiquement voilà dañ leen dajale foofu kenn xamul sànq dégg nga Nuuru lu mu wax que ne am na ay camps yoo xamante ne yu ñu reconnaître la mais am na yoo xamante ne c'est pas reconnu donc c'est clandestin loolu noonu en tant que journaliste yan position ngeen bëgg a def pour que au moins ngeen participer ci l'organisation wu ñi nga xamante ñoom la ñu war a rapatrier pour ñu dellu soit seen réew. waaw je pense que laaj bi am na solo mais je pense que li bi Maxu wax maanaam dafa tënk de wax daal parce que bon man je me sens bi ñuy wax dafa mel ni dama koy dund daal franchement parce que c'est tellement émouvant parce que aussi et puis di saluer courage am courage bi c'est à saluer franchement parce que c'est pas évident ñibbi si condition kii mu am ñu jox 20 000 francs mu xalaat léegi mënoon na xalaat sax jënd ataaya bi truc mais xalaat vraiment di leen ci benn vidéo wala truc man ça me touche parce que bon je le suis maa ngi koy déglu religieusement mais jàng naa ci lu bëri vraiment si abnégation courage beeg loolu pour ñëw si sa laaj bi effectivement laaj bi am solo la parce que dafa fekk ñun suñu benn projet yow peut-être tu es membre de l'association mais
projet boobu dañ ko am bu élaboré ko boole ko ci sunuy plan quinquennal bi nga xam ne moom la ñu sélectionné si politique migratoire bi nga xam ne moom la migratoire Sénégal moo nga xam ne moom la ñu temps yële élaboré tënk ko ba validé ko n'est-ce pas donc au cours d'une rencontre au niveau de Novotel rencontre bi sax d'ailleurs si sa mi ngi fa woon alors donc si projet bi da ci am donc si projet bi nga xam ne ñun dañu bëgg def ce qu'on appelle le tracé mi ngi ci bokk ci quinquennal bi boobu projet bi sax soumettre nañ ko d'ailleurs délégation bi man am na conseiller directeur bi Sori Kaba madame Ndiaye elle m'a reçu dans son bureau à la veille je pense que 2-3 jours journée célébration migration Sénégal ñu discuter échanger parce que maa ngi bëggoon def gis dajeek DG bi wax ak moom DG bi defe naa boole ma ak moom après ñu waxtaan ci mu ne ma vraiment lii c'est un peu alors tracé bi ça quoi qu'est-ce que ça veut dire donc ça consiste à def trajet bi c'est-à-dire topp pas bi migrant bi def maanaam kii Big Max fi mu jógee Sénégal dem ba kii en passant par Mali et cetera donc ñun plutôt que jël avion mais dañuy def ñoom ñu bëgg xam vraiment ñoom gars yi li ñuy dund bu ko defee ku ci nekk ñun comme sunu association bi am na reporter journaliste rajo télévision ku ci nekk sa médium nga def reportage boo dellusee def documentaire parce que ñun bien avant sax vidéo bi CBS defoon la CNN defoon la bi créé kii bi ñun amoon nañ idée bu yàgg malheureusement bon comme Sénégal fii mooy loolu donc fii problème moyen moo posé ñëpp xam nañ ni ñun amuñu moyen bi CNN am CNN nga xam ne tey lu mu bëgg a def ko alors ñun amoon nañ idée boobu baax donc bu ñu gisee vidéo bi ñu ne yow alors que te ñun vraiment loolu doon nañ permettre doon na permettre état bi sax la ñu gën a jàppale parce que bu ñu ko def réaliser woon dina permettre tey lépp booy avec des images parce que c'est important comme disent les japonais benn image vaut 1000 mots alors donc bu ñu defoon à travers des vidéos reportages son ñu xamal ne gis ngeen li ngeen bëgg a def nii gis ngeen lii ak lii la parce que ñun am nañ forum bi ñu organisé woon ci banlieue bi jotoon def nañ documentaire 3 minutes boo xam ne dañ ci wanoon ay corps ay trucs dafa vidéo ak kii alors bi ñu ko kiiyee ça parce que on a voulu choquer am na ñenn ñoo xam ne ñoo ne woon non en fait vous den tubaab IRD yi parce que ñoom ils ont une autre conception de la parce que dañ ñaan ñoom l'immigration tout n'est pas négatif fooy dañu war a en fait wane le côté positif de la migration ñun leen question de choix la rek alors vous êtes des chercheurs lañ yéen da ngeen jàpp ni peut-être nit ñi dañu war a wane vidéo ñun dañ jàpp ni ñun ay frères ñooy décédé c'est un choix qu'on a fait de montrer vraiment les dangers de la migration irrégulière ñu gën moo tax ñu génne ay photos ay cadavres yi nga xam dañ dem ba déchiqueté alors donc c'était un débat lors du forum pour juste que ni effectivement ñun projet boobu vraiment dañ ko ça nous tient à cœur bon bàyyiwuñu soumettre nañ ko partenaires sociaux yi partenaires traditionnels yi OIM et cetera ba léegi ñuy xaar parce que bon budget bi bëriwul parce que pour une association je sais que pour état loolu dara je saisis également l'occasion fii di c'est-à-dire di Cissé bi nga xam ne tey moo fi toogal la délégation di réitérer notre appel vraiment pour ñu adhérer suñu parce que man dem naa ba foofu j'ai sollicité une audience avec le directeur malheureusement donc il nous a pas reçu il nous avait mis en rapport avec son CT Mbom alors donc tentative bi bon ñu ne on baisse pas les bras quand même dinañ essayer de voir vraiment tant que ñi nga am possibilité réaliser ko dinañ ko def parce que loolu mooy suñu kii parce que vraiment pour ñun toog di wax ci studio bi c'est bien bon mais li kii dund kenn mënu ko voilà donc moom mu wax ko moo ëpp porté que ñun ñuy wax journaliste nii sur la base des reportages bi ñu gis voilà donc duñ jàpp ne ñun terrain lañ gëm donc moo tax projet boobu ñu tuddee ko le tracé du migrant donc bu yàlla dogalee vraiment ñu am financement bi dañuy sélectionner membres yi nga xam ne ñoo ñu nekk ci kii bi choisir leen ñu dem ànd ak ñëpp def jël oto dund li gars yi di dund dem fa def ay recueil bu ñu dellu see def documentaire yoo xam ne on va mettre ça à la disposition des populations def sax benn film boo xam ne après on va organiser une projection de film peut-être bon grand théâtre wala dara invité autorités yi nga xam ne tey les gens vont vivre dëgg sénégalais yi qu'est-ce qu'ils vivent réellement avec des témoignages poignants voilà vraiment loolu laa bëggoon wax ci gàttal voilà
voilà ci loolu ñu ñëw ci monsieur Cissé bu direction des Sénégalais de l'extérieur monsieur Cissé ci wàllu organisation bi au niveau de l'extérieur sànq ñëwoon nañ ci que am na noo xamante ne mooy nu ñu répartir Sénégal ni muy gérer ay doomam ya nekk ci bitim réew mais mu am benn situation boo xamante moom c'est spécifique muy li ñuy wax li xew Libye parce que pratiquement am na ñuy wax sax Niger mais yaakaar naa danger bi Libye la parce que sànq Nourou mi ngi koy wax que ne ba Niger yaa ngi ci zone CEDEAO donc nit ki mën na continuer di vaquer à ses occupations ci zone yooyu noonu yu demee noonu naka ngeen di def ba identifier doomu Sénégal yi mais aussi convaincre leen pour ñu dellu siwaat ci réew mi. jërëjëf je pense que balaa ma tontu sax laaj bi. damay profité ci occasion bi pour saluer initiative yi mooy def lu mel ni un film documentaire wala un tracé du migrant parce que loolu dafa am solo trop te boo gisee souvent nu ñuy procéder mooy quand il y a une proposition dañ koy étudier techniquement parce que xam nga nit ko aussi boo koy woo danga koy woo wax lu leer tey loolu on a parmi les projets à accompagner bokk na ci projet yi nga xam ne dans les films documentaires c'est un projet bu ko ñeneen xalaatoon mais aujourd'hui c'est plus disons adapté avec les journalistes ñu jël yoon bi nga xam ne bu ñu ñëwee dañ koy exploiter donc loolu moom dama koy rassurer ne ko liggéey nañ ci ay format projet yu nga xam ne am na volet sensibilisation volet communication te loolu incha allah semaine yi di ñëw mun nañ tase bureau moi qui suis conseiller technique du directeur général parce que madame Ndiaye dafa doon toppatoo aussi partie com donc loolu yëpp travail nag ba teg ko ci table bi alors parce que ni ma ko waxee léegi la migration dafa nekk une question transversale ñëpp ciy jàpp sinon rek ça pose problème exemple bi mu joxe lors du forum de Pikine ils ont eu à donner des images choc xam nga état am na nu muy communiquer mënu ko def mais ñoom ak ñeneen war nañ mun a peut-être gën a sensibiliser wala gën a wax bi ma ko li mu mun a wax ak parole yi mu mun a génne peut-être institutionnel peut-être mënu ko wax et cetera donc loolu moo waral ku nekk am na ci pàcc mais aussi li ñu wax tamit sànq mooy migration dafa am des aspects positifs am yeneen aspects yu nga xam ne négatif aspect négatif yi nag comme li ñuy waxtaane tey immigration irrégulière dañ ko war a xeex xool nan la ñuy fexe ba loolu du am mais fexe yoon yi nga xam ne dañoo war a dem yoon yu baax yi ñu jaar beneen bi mooy Big Maxu dama koy wax toujours ne ko yow da nga am mission yow rappeur nga woon doon dem feneen parce que loolu du hasard rappeur nga woon doon dem feneen yàlla na la yow fii ngay jaar nga dem dund ko parce que li ngay wax ni mooy li mu wax c'est-à-dire que moom buy wax ñun ñëpp dañu war a toog rek di déglu parce que lii kum doyul leneen du la doy mu nekk nag un jeune très dynamique entrepreneur qui sait convaincre c'est ça aussi sa force donc moom mun nañ ne mascotte la pour ñun direction générale des Sénégalais de l'extérieur pour OIM pour partenaires yi nga xamee ne ñëpp tey muy rajo yeeg yooyu dañ ko war di utiliser parce que il a vécu et il est dans la musique donc bu loolu weesoo Sénégal moom doomam fu munti nekk bu nekkee ay jafe-jafe bu nekkee ci suñu mëneef la ci suñu wàllu la ñun au niveau de la direction au niveau du ministère dañuy jóg buñ ko mënul tamit ñu bind autorité bi ne ko nag il faut nga jàpp damay joxe exemple Centrafrique bi jafe-jafe amee on a déployé 2 avions parce que foofu guerre fa amoon ñu jaaxle mais foofu aussi beneen problème dafa am parce que bi ñu demee di jël ay nit Centrafrique bi ñu laajtee selon les cartes consulaires carte consulaire mooy boo ñëwee ci dëkk da ngay dem signaler wu ñu xam ne yow sénégalais yaa ngi ci dëkk bi mais li ñu calculé woon benn avion bi sax feesuloon mais bi ñu nee cëpp foofu dañu yéemu parce que ñi ñëw jóge ci yeneen dëkk yi ne sénégalais la donc loolu aussi jafe-jafe la nga obligé jëlaat beneen avion boo xam ne beneen avion bi da nga ci mën a compléter sax yeneen pays africains yi ci yeneen frères yi nga xam ne ay Gambie ak yooyu donc loolu benn mbir la beneen bi mooy dëkk bu mel ni Libye parce que Centrafrique même bu amee jafe-jafe y avait aussi l'ambassade et le consulat mun nañ gérer mais dëkk bu nga xam ne dafa nekk comme Libye nga xam dafa am ay fractions ñii dañu nekk au nord ñii au sud ku nekk yor sa parti yenn pays yu bëri génn parce que amatoo interlocuteur lii am mooy day des OIM day des lu mel ni HCR ak
genre organisation yi nga xam ne ñoo ñëpp a ko bokk ci àddina bi. parce que damay rappeler rek ne OIM c'est notre partenaire privilégié. parce que OIM aussi ñun ñoo ko fa teg état yi ñoo dajale. di jàppale créer OIM. en fait am na ay participants yi nga xam ne ñooy gën di joxe nag. mais loolu aussi il faut que ñu koy bàyyi xel moo tax toujours foofu noonu état yi ñenn ñi mënuñ dem OIM dem foofu. pour OIM nag bu demee lu muy def mooy identifier les sénégalais yi nga xam ne ñuy foofu et les autres nationalités ku nekk selon sa région. parce que OIM am na fu ne nan la ñuy fexe pour orienter leen bu ñu leen orienter ba pare. OIM day ñuy laaj nañu léegi il nous faut des sauf-conduits soit ñu dem Tunisie ñu envoyer les sauf-conduits soit ñu dem Niger par exemple boo xoolee Niger dañu dem ba obligé renforcer ko ba créer fa maintenant ambassade bu am doole parce que loolu taxawaay bi ak jafe-jafe bi amoon fële te mënuñ dugg foofu mais ñu ne ñu ñëw ci pegg bi parce que Niger moo nekkoon la porte d'entrée ni ñu ko waxee mooy booy jógee Sénégal di génn police des frontières mënul xam ne yow da ngay dem immigration parce que foofu bu ngeen di génn ci bus yi Mali yeeg bus yi kii ñooy génn mais à partir de Mali par exemple mais foofu moom da ngay gis ne carrément lii parce que bis boo xam ne amul peut-être wala benn ñaar jigéen amul ay màgget wala am na peut-être bi peut-être mën na expliquer ñi fa doon mag bëriwul au moins di nga am ay soupçons mais difficulté bi am fii par exemple boo nee man damay génn dem Mali kenn mënu la aaye nga génn parce que loolu aussi c'est une difficulté boo xam ne dafa am pour contrôler parce que amul visa de sortie maintenant boo demee ba nga xam ne yaa ngi Niger wala nga jàll biir kii ñun OIM la ñu naan on travaille avec vous pour permettre un peu le retour des bu ñu demee ba nga xam ne identifier ni ñu bëgg a ñëw bu motee ñu préparer avion te wax naa la ne presque chaque semaine léegi mu am ñoo xam ne dañ leen di indi balaa ñu doon génne vidéo boobu la chaîne américaine balaa mu doon génne vidéo boobu ñun dafa fekk ñun dañ doon indi ay nit kii xam na ci dara chaque mais xam nga am na yoo xam ne doo ko indi di ci publicité parce que dafa metti doo indi naan ay waaw ñun indi nañ ñii kër parce que c'est normal et c'est naturel mais li ngay def kay mooy nan ngay fexe ba ñii yoon bii ñu bañ ko def donc pour prendre le cas de la Libye c'est un cas bu nga xamee ne c'est un cas atypique un cas à part nga xamee ne vraiment il faut ay organisation yu mel ni OIM ay organisation yu mel ni ay lu mu tërati pour les réfugiés ñu jàppale pour ñu permettre un peu ñu andi les jeunes maintenant andi ces jeunes là aussi dafa am aussi beaucoup de conséquences yoo xamee ne daf ciy ànd mooy ba nga andee ay nit aussi te amul benn suivi bu am jafe-jafe day am jafe-jafe day am déjà am na ñoo xam ne bëgguñ ñëw parce que pour ñoom gàcce la buñ delloo seen kër da ngay am ñoo xam dañuy ñëw sax dañuy tëju seen kër pendant des jours moo tax ku mel ni BIC ak ñeneen ñi c'est des personnes à encourager ñu nga xamee ne vraiment ils sont au devant de la scène mooy ni ñu ko waxee rek kii dañu war rek teg ko ci kanam ni ko waxal ak ñi nga war a waxal parce que ñun bu ñu waxee sax du am sens. voilà nekkuñu fa teewuñ fa. mu mel ni am na benn organisation bu bëgg a dugg ñu koy wax ADHA muy action des droits humains xawma et l'entraide en tout cas Adama Mbeng mooy président bi xam naa ñu dugal ko Adama salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah. balaa nga fàttali ñu sa ONG bi. muy action pour les droits humains et l'amitié. voilà yow yaa ngi suivre émission bi. waaw maa ngi ko doon suivre mais nag parfois dina moon lu ma xawoon rek. voilà c'est par rapport ak organisation bi nga xamante ne moom moo war a am ngir ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk bitim réew war a ñibbi ci biir réew mi ban stratégie la ñu war a teg pour yombalal leen seen ñibbisi mais aussi bu ñu ñibbisee aussi bàyyi leen noonu est-ce que du yombalaat seen delluwaat. waaw maa ngi lay nuyu encore une fois sëñ bi di rafetlu émission bi. te émission yi nii. balaa sax OIM di la si jàpp kii sponsorisé ñooñu si doon def yeneen émission dama wax ni daal yii dafay baax di contribuer pour sensibiliser la population ndaxte sensibilisation dafa baax di nuyu tamit sa ñu nga xamante ñoo toog foofu si plateau bi muy Big Maxu xam naa ni war na ma fàtte tuuti parce que boo ñu doon def campagne de sensibilisation maa ngi ko doon woo ba mu doon ma booleeg manager am ak keneen ku fa nekk ak jàpp bu nga xamante ne duggoon na te mosoon nañ dem OIM waxtaan ak moom si affaire nan la ñuy sensibiliser tout mais malheureusement amul woon suite te toppoon nañu sax benn jour ba IAM bon
lu nga wax noonu am na solo te jot naa si force tuuti nag. mais direction des Sénégal de l'extérieur mi ngi fi xam naa ne booy wax OIM direction bi nekk fi kay li nga bëgg a wax moom mën na ko dégg. waaw boobu daf ma xoon rek. moo tax ma ne la sànq lu ñu doon dégg. du ma nekkul Dakar moo tax. xam naa mu rëccoon ma tuuti. bon je pense que stratégie comme nu ngi invité waa direction. loolu lu am solo parce que ñoom d'abord stratégie. même bu nekkee organisation yi ñoom ñoo si jéem a xalaat. am na benn kii benn daje bu ñu defoon sax en 2013 si je me rappelle bien. ak waa forum social et cetera ak yeneen organisation ay Caritas ak yooyu. ba ñu defoon benn document boo xamante ne ba joxe woon ko document boobu noonu bon ba léegi ni suivi bi. xaw na des ba léegi. même si affaire réfugié kii la woon nu mu tudd sax muy migrants yi. les potentiels migrants yi nga xamante ne ñoo ñu dem. ak ñu nga xamante ne ñooñu bu war a ñëw. yooyu yëpp bindoon nañ ko si tënkoon nañ si. donc je pense que loolu xëy na war na si wax lu am solo. par contre lii di ñëwaat bi. bu ñu demee ba ñëw les migrants yu nga xamante ne ñëw nañ ba dugg fii nii si dëkk bi. nan lañ leen war a encadrer loolu la ñu war a xool. je pense que sànq maa ngi doon dégg Seydou Nourou Dia demoon wax ni appui. Psychologique parce que am na ñoo xamante ne bu nekkee dañoo nangu choisir ñibbisi ndaxte cas yi dafa différé les migrants yu nekk Tanger yu nekk Agadez mooy Niger ñu nekk Libye ñooñu seen cas ak ñu nga xamante ne ñoom ñooñu nekk Europe bokkul parce que ñee am na benn situation boo xamante ne ñooñu fa ñooñ moom lañ fa nekkee soit ñooñu nekk si ay camps yoo xamante ne yenn yi c'est des camps yoo xamante ni c'est normal dañ leen tëj foofu yeneen ñi nag c'est des camps yoo xamante ni jaaru yoon foofu dañ leen jaay et cetera ñenn ñi sax trafic illicite bu ñuy wax noonu sax moo ngi si maa ngi doon déglu sànq benn reportage boo xamante ni ñooñu ko defoon avec le kii di Sori Kaba monsieur Sori Kaba ba mu doon expliquer di wax ni fii nii boo xoolee Sénégal am na ay ñenn ñoo xamante ni si gare routière bii nii la ñuy duggee bu ñu duggee mooy les trafiquants mooy passeurs yi ñëw ne la jëlal oto ba nga dem ba tel bërëb boo demee tel bërëb kooku ngay woo pour mun la jàppale bu nga dem ba feneen di Niger ñooyu noonu nga xamante ni ñooñu ñëw di leen jàpp par nànk-nànk loolu je pense que war nañ def benn législation boo xamante ni kon bu Niger ang bu Niger bi c'est en 2015 Côte d'Ivoire def nañ ko récemment benn législation boo xamante ni bu récent boo xamante ni ñooy dañ leen teg ay daan yu nga xamante ni daal dina tax ñeneen ñoo xamante ñooy tenté loolu ñu bañ ko def même si ce n'est pas seulement des Sénégalais ñoom ñoo nekk trafiquants yi loolu c'est important deuxième bi mooy leen gis nañ fii lu daloon bébé as suxawma Aïcha te mu doon def théâtre bi gisoon nañ ni ñooñu jëluñu oto avion la ñu jël ñu yóbbu leen ay yenn dëkk naar boo leen yóbbee dëkk naar yooyu noonu nan lañu def mujj bi dañ leen ñëw nangu seen papier yëpp réduire leen à l'esclavage ñooñu boo leen waxee pour ñu dellu soit dañuy sawar a ñëwaat mais ñooñu nag ñu leen trafiquants yu fi nekk nit ñi xam leen et tout nit ñi tamit war nañ dénoncer ces trafiquants loolu yooyu ndaxte tey kenn ku ñëw sa koñ ne la jox ma temps ma yóbbu la kooku noonu war nañ ko dénoncer léegi nag pour terminer pour ne pas génn ci sujet bi mooy lu nga doon wax les migrants yu ñëw je pense que OIM sax bàyyi woon nañ fa woon benn projet bu demee woon noonu pour xool nan la ñuy encadrer ñooñu parce que ñooñu ñu ci bëri ñun rapport yu ñuy def ak études yu ñuy def bañ ko saytoo maa ngi rappelé rek dañoo nekk ci benn structure boo xamante ni qui regroupe plus de 30 ONG ak association yoo xamante ni ci affaire migration rek la ñuy spécialisé wu ñun ADHA boo ñu ci nekkee ça fait maintenant depuis 2007 la ñu reconnaître ñeneen ñi ils ont plus de 10 ans d'expérience ci loolu voilà et ce sont des universitaires léegi boo ñu étudier loolu rapport yooyu lan la ñu gis mooy ñu bëri bu ñu ñëwee même si am na ay coopération yu am par exemple am na benn boo xamante ne entre Sénégal ak France boo xamante ne boo ñëwee da ngay dem foofu noonu ñoom ñu ñëw am ay appui yu ñu lay def Italie tamit am na direction bi ngay wax ni tamit am na mais malheureusement si direction boobu noonu lan la ñu gis yow boo waree bind sa projet yow yaay dem ut benn cabinet boo xamante ne yaa ngi koy fay kooku fayal la nga ñëw déposer boo déposer ça ne veut pas dire que lu nga déposer dañ lay accorder des fonds ou pas foofu noonu ça pose problème de un yeneen yi nga xamante ne c'est par rapport ak yeneen dëkk yi foofu noonu ñooñu dinañ ñëw bu ñu demee pour étudier seen projet et tout ñu bindal leen ko foofu ce sera gratuit
donc foofu am na différence. tout à fait mais xam naa Adama dinañ ci dellu si waat parce que temps bi moo ñu. may ma xoolal juste 30 secondes. ma terminer si loolu nga baal ma rek. ma tënkee si loolu. ñi nga xamante ne amuñu appui. kon nu ko Big Maxu amee. mais ñooñu nan la ñuy def après dañuy lenn mooy nekk seen bopp mooy génn ñooñu bu ñu demee ñun di waxtaan ak ñoom. te maa ngi ca doon wax keroog yaa ngi tegoon benn journaliste. bu nekk association des journalistes xaw ma. je sais pas tout à fait ouais. maa ngi ko doon wax leen. mi ngi nii toog waaw. lenn rek laa koy wax. ne affaire yi bul ñëw xaar ba ñu financé la pour nga def acte ñun yu ñuy def yëpp suñu campagne de sensibilisation depuis 2017 laa nekk président. kenn financé wuñ ñun ñoo jugal suñu bopp. dem ay lieu te je parle sous le contrôle de Seydou Nourou Dia. fekk nañu IAM. seen beneen agent fekk nañu ISM. voilà dem nañ si université publique yi ak lieu public yi. université privée yi. dem ak suñu propre fonds dem sensibiliser. voilà Adama xam naa rek jégalu parce que waxtu wi jot na sëkk te dañu war a dem ci journal bi léegi na 20 secondes xam naa rek voilà moo jox. baal ma tuuti rek. dama dégg mu ne Big Maxu mi nga xam ne ñu ngi koy appuyer. ak ñeneen ñoo xam ne appuyer wuñ ko. Big Maxu Jolof kenn musu koo appuyer. déggoo man la bi ma ñëwee. man maa góorgóorlu enregistré sama morceau. engagé wu sa bopp enregistré sama vidéo. concert bi ma njëkk a def. man maa ko teg Dalifort stop immigration irrégulière. ba sama maire dëkk muy ministre de l'Intérieur Aly Ngouille Ndiaye moom moo ko présidé woon. ba programme yu bëri yi may def fu mu toll nii. mais nag bi ma demee nag ba nit ñi reconnaître sama engagement. tout à fait sama xeex ci loolu. léegi sa talent moom la ñuy topp mais pas c'est le migrant voilà ñu ñëw ci directeur. parce que Meng dafa wax affaire bu am solo. mooy sur la loi. au Sénégal dafa am loi boo xamee ne. c'est sur la traite des personnes. et des trafiquants de migrants. mais loi boobu dafa amoon lu ci xaw a des tuuti parce que dañ ko war a tëggaat de telle sorte que ñi nga xam ne dañuy def trafic de migrants. bu ñu leen jàppee dal bi dina gën a métti. te loolu le processus est en cours. donc moo tax dama koy remercier parce que il est en train de suivre un peu le processus. et c'est important beneen affaire bi mooy. wax na am na ñuy jot ay appui par exemple li mu wax mooy waa France OFI la. loolu waa France ñoo koy def ak ay ñoo xam dañu bëgg a ñëw. li muy wax Italie amoon na Place des Prix. li muy wax direction bi mooy dañ lay jox nga dem utili sa bopp bind projet loolu fees la beneen côté la. je pense que yeneen émission yi. dinañ gën a mun a. peut-être expliquer yaatal mais li ma bëgg a wax rek ne mooy. point bi mooy il faut que ñu accompagner. tout à fait xale yi te loolu am na projet boo xam ne. taxaw na ak OIM. ak coopération espagnole. boo xam ne bëgg nañ ko def pour fexe réinsertion bi mais réinsertion bi comme ni may waxee. du ñu bàyyi rek ñi nga xam ne ñoom ñooy ay migrants de retour bàyyi ñeneen ñi nga xam ne ay jeunes. parce que loolu mooy yaa ngi poussé ñeneen ñi pour ñu dem ñu sant ko gërëm ko moom monsieur Cissé xam naa rek dañuy tàggatoo ak nag ak xuma ak Big Maxu comme ça ak morceau bi ñu tëjaale ko sant gërëm Daouda sant gërëm Cissé voilà sant gërëm Big Maxu allez-y. wàññeeku na dematuma ndax jaaraatu ko. wàññeeku na dematuma ndax jaaraatu ko dootuma dégg yoonu suuf géej ba tegu si budul roppalaan waa Babylone duñ ma gis bay teeru si wàññeeku na dematuma ndax jaaraatu ko ñàkk tax ñu xaatal ma suufeel ma tuumal ma bañ tax am jiital ma gisatuma dajale la ma yoroon deku yoonu Libi Italie sandeku. Merci à Big Maxu merci ak monsieur Cissé merci à Daouda ñu sant leen gërëm leen ci kanam tuuti na ngeen ànd ak Mamadou Fall seen xibaaru gox yee goxaat yi moom Mamadou Fall fukki waxtu dina fi dellu si waat ci seen émission boobu nga xamante ne moom la ñuy wax culture mandeng jërë ngeen jëf. jaarul ci yoon ñu duppee ko kaddu tukkikat altine yi lay doon bu 20h jotee jàpp